asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. ñu ngi ñaan yàlla li ñu yéene ci daje bi yàlla na ko yàlla mottali ci baax ci war ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. daje bi nag préfet yee ko moom ñun sëriñ si la ñu ñaan parce que réunion administrative la léegi ay soxla la ñu am ñu ngi leen di sant di leen gërëm seen taxawaay ci département bi ci dëkk bi di ko ngeen jot ñu suñu kilifa bu mag le préfet département Kër Massar ak kilifaam bi yëpp xamal leen ne li ngeen tàmbali dal na suñu xel ñi fi nekkoon it gërëm nañ leen sant nañ leen yàlla nañ yàlla jàppale fa ñu nekk waaye ñu ngi gërëm monsieur le maire Talla ndax lii boo amee moom la bu dul woon moom lii daje bi am tey kon nag nit nay gërëm ko defal lu baax ndax pour di jàppale mbay laay bés bi jàppale nga ko njaboot suñu Ablaay yëpp jàppale nga ay magam jàppale nga ay rakkam kon nag Talla ñu ngi leen di gërëm di leen sant man nag bu teewee teewal na bu séen nag mooy suñu kilifa ñun ñëpp donc bu fi teewee man naa dem ca dëj ba jox na man digal ma dem ñu jàng Fatiha falahina salaatu ala nabi فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويهديك الله صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا yàlla yàlla jàppale yàlla xaar leen sàmm leen def ci réew mi jàmm di hormati pour ñu leeral rek aussi réunion bi ni mu war a tëddee parce que bu ñu nee CRD wala CRD dafa am nu muy tëddee ci wàllu réunion bi yàlla dogal na waa xadra bi def nañ seen état de besoin bi nga xam moom lañ soxla pour ñu war ko discuter ak le préfet wala le sous-préfet maire moo nekk ci bopp commune am moom moo am droit ñu jox ko mu tijji présenté tey kilifaam préfet ak ñeneen chef de département yi nga xam ne tey ñoom ñoo fi toog ci cëram la moom le sous-préfet li ci des nag suñ ci paree seen président l'organisation muy Seyna Lo Dior Laye Sène moom mooy jël li ngeen wax ci seen état de besoin bi ngeen soxla ak état moom mu liir ko déjà sous-préfet yor na ko buñ ko liiree nag moom kàddu gi day revenir ak ci le sous-préfet moo xool nag chef de département yi nga xam ni ñoom ñoo fi nekk buñ ci waxee ci loolu ku amaat ci biir mbooloo bi ci biir xarala bi loo ci bëgg a wax da ngay glisser benn nag le secrétaire ni Seyna Lo Dior Laye la nga xam wala fàtte na ko boo ko glisser moom aussi daf ciy ñëwaat parce que moom mooy président loolu suñ ko deful réunion bi dafay génn ci ni mu war a tëddee ngeen baal na wax loolu rek lañ ci doon leeral pour ñu xam réunion bi noonu rek wala war mën tëddee war mën tëddee na bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi nag les autorités coutumières chef de village ñu lay jox sa place bu baax a baax a baax nii Seyna Limaamu tërale woon dëkk bi daal gis naa ko fi Ablaye Matrou ak ñi nga représenté te ñëwuñu mooy coutume Malika waaye nag coutume beeg li muy rëy yëpp ak liñ koy fonk yëpp bu Seyna Limaamu wootewul woon du ñu fi tase te njabootu Seyna Limaamu ngi nii toog sëriñ seeni jottali ma sama dalal jàmm ak lu béy yëpp ñu ngi beesal suñu taalibe bien que sax suñu nekkee maire léegi ñun ñëpp suñuy sëriñ lañu waaye tey waa kër Seyna Limaamu ñoo aye may nuyu président des délégués de quartier bu baax a baax fi laa ko fekk bis bi nag niñ ko mag waxee rek
li mu ci wax lu mu tuuti tuuti loolu laa ca am moo di ngeen bëgg a daje ma fexe ngeen daje ak ki nga xam ni moom la fi état bi teg muy le préfet Diawara. Préfet ñu ngi lay nuyu yëf yi du yëfu kenn ku dul yow du yëfu kenn ku dul yow ndaxte man aw ma woon benn compétence convoquer les chefs de service yow yaa ko am ñu bàyyil la ko entièrement dama leen di nuyu rek waaye yéen ganu préfet ngeen sëñ Magu jërëjëf préfet xadara bi gis naa ñuy bind ci 14e édition daaw defuñu ko ndax Covid bi waaye puisque tane nañu ñu ne nañ ko def kon damay ñaan quand je demande au préfet c'est à l'État que je demande dama bëgg ci autorité bi la constitution bi conféré yépp nga jàpp ci mbir mi ba édition bi nga xam ni yaa ngi koy door a fekke mun gën a neex yu ñu weesu am nañu yaakaar ci yow duma la natte sa grade duma la natte sa sous-préfet dama lay natte ni bi nga fi ëgsee rek musiba bu mag daf fi am mooy les inondations ma di ko yëpp gis na ni nga ci taxawee ñu la ciy félicité doon xaar occasion bu mel nii pour wax la monsieur le préfet waa Malika nee na vous êtes sur la bonne voie ñoom i tamit du ñu ménager benn effort pour jàppale la lii yéwénal bis ba ñu jëm na maa ngi nuy jigéen ñi bu baax a baax lii yéwénal bis ba nag du man maa koy wax ñoom am nañu seen secrétaire à l'organisation dama koy jox kàddu gi mu wax seeni bëgg-bëgg seeni mébét ñu luñ ci man nga bokk ànd ko ak say chef de service yu def ko maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di beral tamit nuyoo borom bis bi sëñ Mbay Laay maa ngi lay beral nuyoo boo xam ni dama da koo beral ndaxte initiative bi yow yaa ko jëloon mat na fukki at ak ñeent man maa ngi fàttaliku bis bu jëkk ba fekke naa ko pour ñu cotiser jënd beñe sax problème la woon pour ñu cotiser jënd beñe rek problème la woon mais yàlla de léeg-léeg kenn du ko xam waaye loolu seetlu nañ ci moom lu tuuti mooy jur lu rëy kenn warul xeeb départ bu ndaw yaakaar naa ni préfet loolu laa amoon lu ma ciy wax di la wax dalal jàmm sa bis la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaamaaleykum. aleykum salaam. wa rahmatullah. ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp ku ci nekk ci turam ak santam waaye di gisal ci nuyoo bi sëñ Seeni Cawlaay moom muy mag ci njaboot yi di nuyu rakkam yu tedd yu baax yi fi nekk di sëñ Magum ak ñeneen ñi ma mën a lim ak ñi ma mën a lim ñëpp te nekk ci njaboot gi waaye di nuyu surtout monsieur le maire moom mi nga xam ni moom ma jottali seen bëgg-bëgg pour woote daje bu mel nii alors ñu fàttali ak téléphone yi dañ koy def suuf financier moo gën waaw waxtaan bu ñu amee solo bu téléphone yi di yuuxu fu ne wala ñu dem ak a ñëw maanaam dafay perturber suñu waxtaan ko defee ku bëgg a wuyu nga mën a génn ci biti wuyu boo paree nga duggaat sinon dafay xaw a perturber waxtaan bi alors ma wax ni monsieur le maire moom ñu ma jottali seen bëgg-bëgg pour ñu woote daje bi nag dafay lu rafet ndax bu amee
woote bu ni toll te administration njaboote ñëpp moom it mu dugg ci loxoom dugg ci loxo boobu nag mooy woo service yi nga xamante ni ñoo leen directement ak service yi nga xamante ni ay concessionnaire lañu mel ni Sonatel Sen'Eau ak Senelec te lépp nekk ba tey ci biir état ñu waxtaan xool naka la ñu mën a def dugg seen loxo ci bis bi ba mu mën a rafet ndax mbooloo fu mu daje rek doonte ne ñetti nit la alors te état njaboote leen la mu leen war a mën a gunge war na koo mën a waxtaan ak ñoom ba daje ba mën a jaar ci yoon. alors ni nga ko waxee monsieur le maire ma fàttali ko Covid bee tax xëy na daaw édition bi defu leen ko amul. waaw bu ko defee ren ngeen bëgg koo dekkaliwaat ñu fàttali contexte bi yàlla def na vraiment situation bi régressé na bu baax a baax a baax a baax ba ñu am yaakaar ci nii xëy na feebar bi moom doonte ne jeexut tam waaye wàññeeku na bu baax. waaye gannaaw dafa des ba léegi ministre de l'Intérieur fàttali ni arrêté bi nga xamante ni moo doon wax nañu takk masque yi ci place publique ak yenn espace yi arrêté boobu ministre alors daf ko làbbaliwaat ne nañu ko continuer waat ñetti weer kon loolu jar na fàttali. dëgg la feebar bi dafa reculé woon bu baax a baax moo tax ñu sàggane woon masque yi waaye daje yu mel nii ak yu ñu mel dañu continuer di takk masque yi dama ko wax rek pour fàttali mbooloo mu fi daje waaye lu mel nii en tout cas note de présentation bi gis naa ni sax boole nañ ko ci li nga xamante ni comité bi dina ko jël en charge kon dal na suñu xel encore une fois que ni yéen koy bàyyi xel. leneen li mooy di saluer la présence des services techniques yi nga xamante ni ñi ngi fi te ñu am rôle bu rëy bu ñu war a jouer ci bés bi ñun nag ay gan lañu fi xam naa ni man ak ñu ci bëri comme service technique ay gan lañu fi am ñoo xamante ne defaguñ fi weer ba tax na au-delà de la note explicative alors ni ko suñ magum waxee léegi danañ bàyyi comité bu dellusiwaat lii li nga xamante ni naka la bés bi juddoo baax na ñu xam ko waaw kañ la juddu naka la dox ba ak si tey ak lan la ñuy xaar ci état pour mu jàppale leen ko su boobaa itam dañuy bàyyi service yi fi nekk ñoom it ñu wax yenn engagement dañu mën a jël pour mën a gunge bés bi. bu ko defee ñu xool ñàkkut am ñoo xam ne gisuma leen ñooñu ñun danañ def le suivi qu'il faut pour lépp loo xamante ni seen partition la war a doon pour bés bi rafet ñu woo leen bindi leen sax s'il le faut ne leen bés bi kat daje nañu pour lii ak lii ak lii xaar nañ ci yéen ngeen def lii ak lii ak lii ànd ko ak ñoom topp ko ba nga xamante ni bés ba bu jogsee dañ ca war a def danañ ko def incha allah. loolu moom laa bëggoon wax de manière introductive ci nuyu encore une fois waa Ahlul Bayt yëpp ci sama tur turu monsieur le préfet monsieur le gouverneur ak ba ci président de la République moom mi nga xam ne moom lañ fi teewal di am mbégte bu baax ci fekkee bés bi ak yéen di nuyu na xel moo ko fàtte chef de village ak délégué de quartier soxna yu baax yi fi teew yëpp salaam kon dañuy bàyyi comme ni ko waxee magum président comité d'organisation bi moom mu nuyoo waaye itam def si précisément ci attente yi nga xamante ni ñu ngi koy formuler bu ko defee lépp loo xamante ni jar na taxaw si danañ ci taxawaat ak les services techniques ak yéen population yi ak monsieur le maire salaamaaleykum. jërëjëf. salaamaaleykum. maaleykum salaam. demoon nañ ba ci yenn édition yoo xamante ni mu ngi doon commencé di gis dañuy commencé depuis loxo ci loolu sëriñ bi am xalaat ni nañ ci waxtaan monsieur le maire ñu xool lu ci des safara bi ñuy waxtaan ak moom mu ne pourquoi pas ñu jéem a initier benn comité local de développement ñu ne ko pourquoi pas léegi nag depuis édition wu 12e édition ba lañ ko démarré woon fii defoon fii benn CLD daaw comme ni ñu ko waxee sànq jaruma ci ñëwaat amul woon ndax Covid bi ni mu meloon ci àdduna bi ren it nekk suñu 14e édition
moo taxoon ñu ñëwaat tey présenté waat leen suñu état de besoin ba nga xamante ne mu ngi noonu seen bët mais il faut ma jaar ci pour service yi nga xamante ni ñoo fi nekk ku ci nekk mën ci jël say engagement préoccupation yi nga xamante ni am nañ ko ci bis bi léegi pour wax ci xadara bi moom ni mu sosoo dañu nekk ci àdduna boo xamante ni toll ci jamono bi yoo xamante ni yàqu-yàqu jikko yi bari na ba nga xamante ni mu ngi commencé di jéggi dayoo ci noonu Serigne Mbaye Diop bi toog ànd ak ñenn ci ay rakkam ay magam ay xaritam ñu ni pourquoi pas bi ñu jéem a teg dara loo xamante ni xale yi dinañ ci mën a jàpp pour mën a moytu yenn dëng-dëng yu àdduna ci loolu ci la ne loolu mu ngi xew ci décembre 2007 ñu te ñoo jéem a créer benn daayira su ko defee ñu jël benn bés boo xamante ni chaque jour dinañu daje di sikkar di ñaan di jàngale et cetera ba nga xamante ni jeunes yi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk bi am na loo xamante ni ñu ngi commencé di leen gëf ñu fexe ba mën leen récupérer ñu mën ci diine ci loolu ci lañu tàmbalee liggéey bi créé li ñuy wax daayira Hadrawi de Malika nga xamante ni objectif am du dara lu dul fexe ba dajale ay nit yoo xamante ni ñoo bokk bëgg-bëgg ñoo bokk gëm-gëm fexe créé ci seen biir des liens de solidarité fexe créé ci seen biir des liens d'amour yoo xamante ni day wóoru ci loolu it ñu tàmbali nekk ci napp yi ba yaatal ko dem ba suñu yaay yi suñu papa yi ñëpp ñoo dugg ci biir boo ñëwee ci jigéen ñi am na ci catégorie d'âge yëpp suñu yaay yi ñu ngi fa jàng ñu ngi fa jekk ñu ngi fa ñëpp a ngi fa ci loolu aussi ñu ni ñu fexe tamit gën a structuré waale mbir mi ñu ni il faut ñu créer ay cellules yoo xamante ni ku ci nekk di nga mën a fexe ba am ci loo jàpp ci loolu ci la ñu créé suñu daara suñu yaay yi ñu ngi ci jàng paaye di ci jàng xale yi di ci jàng ci loolu aussi tamit ci la ñu créé tamit yeneen activité génératrice de revenu parce que xam na ni àdduna moom lenn moo ko yor xadara bi loolu mooy devise mooy jàng jaamu yàlla ak liggéey ci traité yooyu daal ci la xadara bi di dox léegi nag ñu ni il faut ñu fexe loolu ñuy liggéey ñuy ut bés boo xamante ni dañ ko mën di jëmal ñu ni pourquoi pas ñu jël date bi nga xamante ni ci lañu créé woon daayira bi muy le 24 décembre def ko muy suñu anniversaire saa yu jotee rek dinañu créé benn événement def benn manifestation bu rëy bu wane li ñu ci liggéey def ci ay waxtaan def ci ay ñaan bu ñëpp xam ni kat vraiment daayira nekkul rek ñëw dajee si café bi mais daayira am na beneen rôle bu mu mën a joué boobu loolu ren jii nag bon wax dëgg yàlla ko nekk xam na ni am na lu mu tombeel muy génn ko àdduna suñu xalifa Chérif Baye Abdoulaye Thiaw Laye ñu ñaan yàlla jox ay leeral ñu ni woon ren moom bu ñu fi nekk di xalaat indi ren thème li ñuy def rek mooy ñu rendre ko hommage waaw ren moom incha allah lu ñu def benn thème dañuy ñëw rek rendre ko hommage sëriñ bi def ci waxtaan ci moom soobee yàlla événement bi benn objectif rek la amoon bi ñu koy commencé moo nekkoon gis nañ aussi décembre weer la boo xamante ni festivités yi bëri nañ ci loolu jeunes yi fu ci nekk ñu ngi koy jaar pour dem ci lieu de débauche et cetera et cetera ñu ne nag il faut ñu fexe canaliser jeunesse boobu noonu 24 décembre sama gars yi dañu daan baraye dem baaleeg ñoom seen ne kenn xalaatatu ko ndax suñu événement bi nii loolu bokk na ci li gën a tax ñu loolu moom faaw ñu pérenniser ko waaye bu ñu fàtte ni ci la umma islamique bi yëpp di feete juddu yonente yàlla Isa alayhi salaam. léegi nag bon CLD bi pour ñu ñëw ci rapidement objectif spécifique yi moom comme monsieur le préfet ni nga ko waxee sànq lu dara lu dul ñu jéem a teg modalité ak stratégie yi nga xamante ni mën nañu ko teg pour accompagner ñu jéem a xool daal teel a identifier contraintes yi nga xamante ni mën nañu ko am ci organisation wu événement bi ñu teg ko la teg ci loolu ci la ñu sàkkoo woon pour service yi mën ñëw ñu ci mel ni service d'hygiène brigade de police sapeurs-pompiers district sanitaire bi ak société concessionnaire yi comme Senelec Sonatel Sen'Eau Eaux et Forêts mais aussi tamit ñu fexe ba impliqué acteurs locaux yëpp ku ci nekk daal volet boo ci mën a jàppale nga jàpp ci
léegi bu ñu ñëwee ci premier point bi mooy sur le plan administratif comme ñun moom dañu bëgg nekk ay légaliste chaque année rek incha allah ñu def benn demande d'autorisation boo xamante ne dinañ ko dugal pour ñu permettre vraiment ñu mën a organiser suñu manifestation privée comme bis bi dafa laaj ay liggéey yu métti yu yàgg il faut ñu fexe ñu autoriser fële ñu koy defee muy boulevard Cheikh Abdoulaye di ginnaaw kër Sëñ Ablaye les dates du 22 23 24 à partir du 20 sax la ñu waxoon mais peut-être xëy na dina jàll wala lu jàll ni à partir du 22 23 24 mën ñu ko autoriser occuper espace boobu noonu xam naa ne demande bi incha allah di nga ci jot fi yëpp tey wala soobee yàlla. bu ko defee comme ni ñu ko waxee sànq soxla yi dina bëri bari na yeneen demande yoo xamante ne aussi dinañ ko préparer mais loolu xam naa ni bu lii jàllee dinañ sàkku ci yow beneen ndaje ñu xool les services de l'État yi nga xamante ni war nañu fa mën a jabal ñu dem fa rien que pour ñu am fa ay njàppandal ci bis bi. léegi bu ñu ñëwee sur le plan sécuritaire manifestation bi moom comme ni ñu ko waxee chaque année dinañ fa xaar plus de 5000 fidèles fu ci nekk nag dañuy jógee li ci ëpp solo ci guddi gi wax nañ ko mooy julli salaat tasbih bi dem na ba fu mu toll nii foo dem ci dëkkaan si ñu ngi koy waxtaanee pour ñu fekkee si ko donc nit ñu mel noonu fu ñuy dajee bu ñu teel a jël ay matukaay sur le plan sécuritaire rek dina ëpp loxo comme chaque année nag wax dëgg yàlla ñu ngi ciy gërëm tamit monsieur le maire ak ñu ngi ko sekkal mooy brigade de police bi vraiment chaque année ñu ngi ñuy accompagner di ñu indi ay éléments ñu sécuriser ñu zone bi bu ñuy commencé avant ñu commencé après xew-xew loolu moom ñu ngi leen ci jaajëfal di ñaanal rek comme année bii nii xam naa ni dina xaw a nit ñi moom dinañu gën a bëri ñu gën a jël matukaay yi ci war pour ñu gën a renforcer dispositif sécuritaire bi mën a sécuriser ñi ci biir di fay ñëw yëpp. année bii am nañ yaakaar ni dinañ am suñu kilifa yu jigéen Yoff ñëw comme suñu axe bii nii dafa bëri embouteillage ñu doon ñaan bu fekkee dina mën a nekk bu ñu mënoon am benn motard boo xamante ni dina nekk à notre disposition pour suñu kilifa bu ñu woowee ni pare na rek ñu dem jëli ko bu ñoom sans pour autant ñoom benn rëdd ci yoon bi. bu ñu ñëwee tam ci volet éclairage avec infrastructure comme dañ ni événement bi ci guddi gi lañ koy def donc kooku day laaj ñu am lumière bu mat sëkk lumière bu doy li ñuy ñaan ci sa service ci toog di waa Sénélec moo ñu fexe ba dimbali ñu am ay câble yu mat am ay lampe yu mat waaye ñu fexe ba mbedd yi nga xamante ni yëpp ñoo jëm ci fa ñuy defee bis bi ñu fexe ba mbedd yooyu yëpp ñu leeral ko ba leer na ñu def ay lampe bare lu ñu mën a ci luñ ko mën a dugal daal lu gën a mën tax yëf yi gën a oyof léegi nag pour bañ a dugal rek monsieur loolu moo nekkoon point yi nga xamante ni dugal nañ ko pour ñu mën ko waxtaane tey bu fekkee ni am naa lu ma fàtte incha allah après peut-être sëñ bi ñëw ci wala keneen rek comme ça ñu mën ko waxtaane. salaamaaleykum wa rahmatulah. question bi vraiment leer na te ñu ko waxee sànq nit ñi soogaay si xam nañu fan la bés bi cosaan surtout la mooy jubluwaay parce que bëgg a yeewee ay valeur ci xale yi surtout moo tax ngeen def ko ñu bañ jël seen xel rek def ko ci foo ci yenn bis yi wàññi leen pour mën leen a jox beneen agenda jox leen yeneen orientation moo tax ñu woote bis boobu parce que loolu objectif boobu rek objectif bu am solo la li ci des déglu nañ bu baax lecture yi nga def ci attente yi yëpp yi nga xamante ni yéen a ngi koy xaar ci état ak ñëpp ñoo xamante ni mën nañ dugal seen loxo ci bis bi te noté nañ ko bu baax a baax en plus document bi ngeen joxe yi bu fekkee aussi doy na nañ ko produire ak jox à tous les chefs de service ñoom ñu mën koo garder à chaque fois di xam fan la ñu toll
ak li ñuy xaar ci ñoom parce que am na ci yoo xamante ni day am interaction entre les services bu ko defee dana gën a yomb pour la coordination bu ñu ko def incha allah li ci des mooy dama bëggoon juste précision balaa ma jox service yi précision ci déroulé journée bi gannaaw xamuñu déroulé bi maanaam bu ñu xëyee lan la ñuy def bëccëg bi lan la ñuy def moom lan la ñuy def fan lañ koy defee loolu dem na xam ba ak ci présence délégation officielle comme moom incha allah dana am ndax bu ñu woote bis bu toll nii ñu woote ko waaye jiitu sax à la limite te incha allah dana am délégation forte dama xamul su préféré doon ak service yi wala sax préfet dana kii xamaguñu waaye incha allah su préfet moom leer na dana ñëw. incha allah service yi léegi nag bu ma précision rek bu ma léegi déroulé bi xëy lan la ñuy def fan lañ koy defee ainsi de suite ba ci guddi gi incha allah. d'accord. waaw jaajëf monsieur le sous-préfet waaw loolu moom omission la mais boo xoolee ci annexe 2 ci document bi mu ngi ci chronogramme bu ñu xëyee incha allah à partir de 9h dañuy def récital du Saint Coran nañ fa wàccee kaamil ñaan parce que dëkk bi ku ne xam na ni soxla na ñaan bu baax mais comme que su àjjuma lay tombeel suba gi moo tax mënuñu foon def leneen lu wàccee kaamil moo tax ñu jëlaat le soir à partir de 15h daayira bi dafa am catégorie bi ñoo les benjamin dañu fa nekk dafa am suñu ragal suñuy doom yoo xamante ne ci daayira bi ñoom dañoo bokk ci bés bi à partir de 15h incha allah ñoom dinañ ko def ay prestations invité nañ tamit daayira tijaan yeeg murit yi pour ñu ñëw fa ñoom def seen prestation loolu à partir de 15h lay xewee incha allah léegi bu loolu wooyee dañuy dem ci guddi gi directement mise en place yi ñu ngi woote à partir de 21h pour ñëpp mën fa ñëw à partir de 21h incha allah à partir de 22h30 ci dañuy tàmbali julli salaatu tasbih waaw salaatu tasbih bi nag yaakaar naa ku ci nekk war nga am yéene ñëw fekkee si ko ndax vraiment wax nañ tey xéewal yu ne maa ngi dégg Oustaz Issa di wax ni Abbas mu ngi doon wax ni julli googu dégg na si yonent bi mu ni ko képp ku ko julli rek yàlla jéggal sa bàkkaar yi donc loolu ëpp naa wuti à partir de 0h ci la ñuy def ñaan daal di tàmbali si quartier incha allah bu ñu ñëwee à 1h du matin El Hadj Momalay Ndir dina def animation comme ni ñu koy defee chaque année après dinañu jox président daayira xadra bi mu présenté mu lu bienvenu ñoom daal di wax aussi tamit ci programme xadra bi bu ñu paree nag autorité yi fa nekk muy autorité religieuse yi autorité coutumière yi ku ci nekk di nga fa am kàddu di nga ci wax incha allah représentant xalifa général de l'AN bu dina fa am kàddu bi incha allah à partir de 2h30 nag ci la conférence bi di tàmbali Serigne Mbaye Laye Diop moom ngay taxawee dañuy waxtaanee ren nag comme ni ma ko waxee sànq rek retenir lu benn thème li ñuy def rek mooy hommage à Chérif Abdoulaye amul leneen lu koy waxtaan 4h du matin nag incha allah bii moom mooy heure cawe ji mooy berneel jërëjëf. kon bu ko defee ñu bàyyi service yi benn ñu wax ñoom yan disposition la ñuy jël pour mën a tontu ci sollicitation yi alors dañu koy organiser commencer par la sécurité globalement dafay jël d'abord la police ndax moom moo géré fii nii teg ci sapeur pompier muy ñaari service yi nga xamante ni vraiment ñoo sécurité ñoom la police d'abord waaye dañ ci boole aussi la Croix-Rouge wane leen pour ñu jàppale sécurité bi mais aussi jàppale yenn aspect hygiène ak santé ñoom dañuy transversal bu ko defee ñoom aussi ñu wax ñu ne ñu mën a def ci sécurité globale boobu alors kon ñu jox le commandant moom ñu fi teewal commissaire Khady Diouf mu wax ñu nan lañu fas yéene def pour mën a encadrer en tout cas aspect sécurité boobu. yéen ñuy wax ni tant d'éléments ñooy soxla ñaata motard ak ñaata élément génie su fekkee ñu bu ñu ko def seen commissariat ñu demande renfort élément génie ñu ñëw fi léegi si loolu
ñu yor organisation dañuy jaar commissariat ñu ànd gis seen commissariat ngeen wax dëgg yàlla soxla si effectif léegi ñu bind suñuy kilifa seen central bi ñëw après ñu jox ñu loolu sous-préfet yaakaar naa ne côté sécurité bi noonu la fay defee te su nekkee yàlla incha allah boobu mën naa ko utiliser sur la journée ak sur la télévision. jërëjëf. Merci beaucoup. Ñoo jébbal si Maintenant, vous avez la parole. Merci, monsieur le préfet. C'est Lieutenant Pape Ngom. Oui, adjoint commandant d'unité de la 13e compagnie. Salaamaaleykum mbooloo mi. maa ngi nuyu le sous-préfet nuyu le maire ñu ñëpp ñu fi teew seen tur ak seen sant bon di nuyu également kilifa yi fi teew yëpp. Maintenant, pour ce qui est de l'intervention des sapeurs-pompiers, d'habitude chaque année événement yi soo amee sapeurs-pompiers dañuy ñëw pour assurer la couverture sécuritaire maanaam taxaw pour saytu maanaam lépp luy xew su ñu amee ay blessé wala su ñu amee par exemple ñi ñoo xam ne dañuy daanu pour ñu jël leen en charge suñuy ambulance. Maintenant si loolu dinaa wax si 4 points dinañ envoyé suñuy ndaw pour ñu ñëw sur le terrain pour assurer la couverture sécuritaire. jërëjëf ci bés bi incha allah waaw ñu dina teew lépp li nga xam ni mooy sécurité bu nañ ci ànd ak suñu kilifa yi nga xam ni ñooy sapeur yi ñoom dañu wax fan ak fan ak fan dañuy taxaw buñ ci weesoo on va appuyer le district de Keur Massar sur le respect des mesures barrières. ñun dañuy sawar di collaborer ak daayira xadra bi parce que depuis ses débuts ñu ngi liggéey ensemble daan ko utiliser ci contractualisation yi di def ay activités de lutte contre le paludisme ak d'autres activités parce que gisoon nañ seen engagement séntu woon nañ lii ci ñoom. beneen bi mooy aspect yi nga xam ne moom lañ souligner mooy dans la lutte contre la Covid-19 mooy dispositif masque yi ak gel yeeg ak lépp li nga xam ne mooy sensibilisation yi ci war a ànd dañ ciy sawar parce que monsieur le préfet sous-préfet comme yaa ngi yàggoo fi lool dañ lay wax nii rek ci charte ni xadra bi partenaire bu am solo la boo xam ne dañ ko suñu fépp fu nu teew que mu nekk au niveau sanitaire que mu nekk au niveau supérieur et cetera wala réunion de coordination feneen fu mu nekk dañ koy fësal parce que partenaire la bu amul taxawaay bu rafet ci Covid bi ci première vague bi et je pense que ni même le niveau central ils sont au courant appuyé woon nañ à hauteur de 1 million je pense que monsieur le maire mu ngi fii te 1 million yooyu permettre nañu ci suñuy stratégie yu ñu déroulé woon ñu assister 27 daara yoo xam dañ leen kii woon autoconfiné woon sur leur propre en tout cas ci seen coobare ñoom parce que dañ leen pour ñu dire que dañ leen laaj ba pare ñu leen doon jël à hauteur ak ci leen toppatoo ci wàllu dundin ak ravitaillement pendant 1 mois tous les 10 jours ñu jox ko daara bu mu gën a néew dina am lu mu néew je pense 20 000 à 35 000 ci appui dépense en liquide ak ceeb diwlin suukar loo xam ne loolu dañ koy faral di fàttali tout le temps di ci remercier monsieur le maire parce que ci suñu initiative propre la woon ak appui bi nga xam ne vraiment xadra defoon na ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax. ci lu jëm ci intervention Serigne Tidiane nag ci bés yu demee nii comme sëñ Manuel ni ko waxee rek en général loolu la ñuy mën a def mooy def ay opération technique ndax mbooloo fu ñuy daje léeg-léeg ay jàngoro feeñ ko dafay yomb pour éviter loolu moo waral ñuy def li ñuy wax ay opération désinfection day viser lépp luy doomu jàngoro bu fekkee dafay rey produit désinsectisation aussi dañ koy def moom mooy viser lépp loo xam ne mooy joxe jàngoro lu mel ni yoo ak yu mel ne ci yooyu moo tax bu dalal seen xel incha allah niñ ko daan defee bu ñu yokkul bu ñu wàññi soo yàlla. donc daal comme ni ma ko tënkee rek maanaam ñi nga xam ne askan wi nga xam ne dañu am jafe-jafe par exemple comme nga am tawat feebar nga dem hôpital war a def benn opération wala nga war a def benn traitement facture bi cher mënoo ko fay boo ñëwee action sociale ñun mën nañ la jàppale soo defee ñu wutal la lettre de garantie jàppale la pour yow nga faju yu mel noonu
entre autres. daje bi nag am na solo maa ngi am mbégte lool fekki ko xam naa peut-être action sociale ñun sax peut-être que buñ nee social rek ñu bëri dañu xalaat dafa am loo xam ne dañ ko war a joxe dëgg la dañ koy joxe mais ñun dañu am ay cibles mais cela n'empêche yu mel nii incha allahu rabbin xam naa avec le préfet ak le président du comité dinaa gis ak ñoom ñu xool nu ñu defee benn correspondance donc ñu jox ko madame la directrice générale de l'action sociale man personnellement dinaa ko yóbbu donc ñu xool exactement la fa ne si wàllu stock souvent dañ koy faral bu moo di def dafa fekk ne monsieur le préfet genre cérémonie yu mel nii la délégation générale bi nekk Diamniadio du ministère du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale xam naa ne ñooñu la nguur gi gën a jox loxo pour ñuy jàppale cérémonie yu mel nii mais incha allahu rabbi daal comme ni ma la ko waxee dinañ ci def lu ñu mën avec le comité d'organisation. En ce qui nous concerne, au niveau de l'installation pour branchement bi buy wàcc ñoom ñu am lu ñu bëgg ci courant loolu ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko yore loolu danañ leen jox courant bu mu doy fuñ ko soxlaa ak nuñ ko soxlaa loolu moom. Pour problème deuxième point bi c'est le problème hors délestage. Hors délestage, il faut adresser une correspondance au niveau de la direction de la distribution pour ñoom ñu jël ko en charge parce que ñoom ñoo yore problème coupure yi ñu jël ko en charge pour ñu mën a def secteur bi hors délestage. lu ma doon wax ne peut-être problème mairie c'est pour l'éclairage public. L'éclairage public appartient à la mairie. loolu mooy troisième aspect bi am na beneen aspect bu nekk ci biir mooy l'installation au niveau des bâches ça aussi ça appartient à l'organisation ñoom ñooy wut seen électricien seen ay lampes ñu def installation au niveau des bâches mais courant bi moom luy jóge ci poste ak lépp lu ngeen ci soxla que ça soit des kilomètres et des kilomètres ñun on peut assurer ça et on va le faire. incha allah bu soobee yàlla. sous-préfet damay demander waat encore journée bi tey réunion bi après 2 jours ou 3 jours wala 4 jours li nu xam ci wàll bi ñu koy liggéey tous les services tey yi fi toog mu ne mën nañoo jàpp benn jour ba nga xam ni avant 3 jours yi ñoom ñëpp ñu dajewaat sur le terrain xool li am ak li amul li fi ñëwagul ak li ñëw. bu boobaa li des dafay yomb ñu mën ko xam mais bu dee tamit aussi dañu dem après amul suivi sur le terrain manquement yi mën na am te duna xam fan lay féete mën na àndeewaatee nag tooga ñëwaat ci sur le terrain comme ni ñu toogee ku fa ñëwagul dina xam ni service bi moom moo fa ñëwagul loolu daal mooy sama buñu jóg kàllaa moom ngeen baal wax maire nag moom lu ci des mais maire sous préfet sëf na la ko yow nag du mbay lay man ak yow la mbedd boobu effectivement parce que na mu mel wallaahi préfet mbedd moom dama profité occasion ci lii mbedd moom ni ñu ko yàqee dafa ñaaw mbedd mi ni ñu ko yàqee dafa ñaaw te li tax ñu yàq ko teewul fenn lu dul ci bànneexu doomu aadama bëgg-bëgg gis nga mbedd boobu moo gën a salte ci Malika gis nga loolu daa bañ ci kaw tali bi léegi ci mbedd boobu lan koy teg te defe naa ne avant xadra bi waa kër suñu maam borom Touba yi ñoo fa daa organisé ma dem ba jël mbedd moom di leen kenn dootu fi def dara ndax ñii nga xam ni seen événement yëpp di waa kër maam bu fii la koy defee bu fi kenn defati dara bu fi kenn tegati dara mais nag nit di nga xeex dara duñ la jàppale ca la ngay xeex tey gis nga kii mbeddam buntu këram oto yi nii lañ koy gaare ay tolleen boo ñëwee kër Serigne ba nag léegi garage ma daf ko wër te ñi ngi toog seeni buntu kër la te rus na noo wax bu waxee dëkk bi ngànk leen te pourtant que neexul nit ñi kon le sous-préfet ñu ngi lay ñaan mbedd boobu croisement boobu la fa nekk dafa désordonné mitti na te kenn mënul wax parce que ay sëriñ lañu bu ñu waxee xam ne ñi ngi sikki leen te tamit nekkul lu rafet nekkul lu jaar ngeen baal wax bu ko defee li ñu njëkk a jàpp mooy bu dee nettoiement bi danañ saisi UCG bu ko defee ñu ñëw
jàppale leen jàppale comité d'organisation ci nettoyer d'abord. jërëjëf Magu ci li ngay jooyanti man nag sama warugal ci ñëpp maa ngi nuyu ñaar ñu dugg léegi xam naa ne événement yi li xew ci dëkk moo leen téye woon muy Seyna Sow dem dikk ak Seyna Fall gis naa leen léegi ñu dugg si sous-préfet man dama yaakaar ni service technique yi nekk yépp mën nañuy dimbali ndaxte lu ñu deful rek gàddu naa ko ndaxte événement la boo xam ni événement majeur la xewee sama dëkk te wax naa leen ne ndoorte ko ni mu sewe woon léegi na diis boo xam ni am na yoo xam ne daf maa war force maa koy def comme éclairage mais lu ñu fi deful rek maa koy def moo tax ku ñuy wax Mamadou Sarr damaa bëgg la bala ngaa dem nga bàyyi say coordonnées ndaxte bi ñuy dugg rek maa ngi naan benn jigéen tey jii daal mënu ma laa recevoir parce que nangam ak nangam moom action sociale boo xam ni yéen waa CPRS war naa lëkkaloo yéen ndax lu ma ci mënul ko yónnee leen ko doom ji parental la dañoo war a génne dafa tamoon ñu war a génne ay feer yooyu moom li nga tegtal tam ci jam ñaajoo bëgg naa koo xam ndaxte gis naa ñi sant seen fii di tooñ ñi sant caw boo buñ la defalee sa wér gu yaram ba nga wér lekk rek moo ciy des te lekk boobu man lañ koy sas at bu jot ma dem fi nga xam ni fa la ñuy dimbali soxlaa ni bu leen dimbali ci dund mais jàppandeewul parce que service boobu mooy wax su ma ko xamee man maa fay demal sama bopp sous-préfet di rafetlu tam yëf yi ni mu demee yëpp damay joxe sama solennellement sama yéene moo di diggante mairie bi ak xadara bi man dama bëgg mu nekk cere ak soow ànd naan wala ànd tuuri lu ma ci man ak fu ma yaakaar ni dinañ ma fa manal dinaa fa dem ndaxte ñoom seq nañ ko ak maire bi ICP dafa fàtte loo xam ne sax man sama xel nekku ci woon xadara bi bu ñëw njëkk indi fii ay instruments de lutte contre la Covid waaw mu nekk xaalis bu bari kon boobu moom nekku fi rek pour ni man dañ may defal mais su def jotee day def kon ci gàttal daal préfet lu ñu seet yaakaaroon ko feneen suñ ci jotee xayrul suñ ci jotul dinaa ko wuti Magu jërëjëf xam naa ni puusante nga ak Senelec léegi puusante bu baax parce que jaw den loolu moom du suñu liggéey mais léegi ubbil na la bunt dugal ci bunt bi bu baax parce que man ngay dimbali loolu daal laa amoon lu may wax di ñaan bis bi ñëwaat ci jàmm gis naa ci li ci jigéen ñi daj te boo leen gisee niñ ciy daj rek seen toogaay bi wane na ko man dama leen di sant bu baax a baax a baax gis naa liñ ciy daj soxna Diouf en tête jërëjëf jërëjëf bu baax a baax mënuma laa bañ a tudd mais nag xam naa ni jërëjëf préfet xatale bi bu ñu waxee ni ay laayeen la da ngay juum du ay laayeen rek jigéen bii may tudd tarixa cheikh la nekk te moo ci man kon dama bëggoon ñu ni Malika Serigne Touba Alaaji Maalik maam borom Touba lu ñu waxul ci diine ñoom faaliwul ñu ñoom diine moo leen ñor ñu soo sooy askan bi ñi ko dégg nag moo di nga nekk tiijaan nga nekk murid nga ñëw jàpp ci xadara bi parce que Sénégal benn bopp la gis nga sëriñ si bu ñu leen xeexee bu ñu leen xeexee ndaxte dañ fay am njariñ même kilifa état bi bu ñu demee ba dëkk bi lëj ba lëj ku ci nekk da nga daan demal ci xalif sàngam ndax mu woote ndax xat taale bi lay kon bu ñu leen di féngalee
benn lañu kon xadara bi xam naa ne mbay laay moo ko waroon waxal boppam dama bëgg murid yeeg tijaan yeeg xaadir yi gën cee présent laayeen yi ndax cohésion sociale te li ma seen aliment loo ko wax loo ko waxal lu dul jàmmalaay jàmm rek loo bëgg ñu ni jàmm rek bu tudd jàmmalaay dama recevoir benn Baye Fall bërki démb ñuy waxtaan ci affaire tarixa bi man xamuma ko sax su ma ko gisaatoon nii duma ko xam mu ni ma sëñ Ibra Fall Baabul Muridi nee na bis bu yowmal xiyaam fa ñuy fayee Baye Fall yi la ñuy fayee laayeen ndax li ñu bëgg laa ilaaha illallah kooku kenn newul frontière mais kon ñun seen taal bi bu ñu jëlee ay frontière ñun benn lañu xadara bi tamit dama bëgg toujours ci sëñ Mbay Laay nii nga taxawee wane ni ki jiitu ci jigéen ñi ci xadara bi tarixa sàngam loolu feeñ ba ñu xam ne ñi ñun amuñu ay opposition Seydina Limaamu dafa waxoon ñëw leen préfet damaa bëgg ñu xam ni tiijaan beeg laayeen ak murit bi ñëw fii ci Malika ak laayeen yi ay mbokk lañu xamul tax ñu nekk ay mbokk man dama dégg kilifa yi diine yi yu dëkk Malika ñu ni bi ñuy door a wootee fii ci laayeenu Malika ku fi tane woon mooy ku am mbokk mu nekk kaw boo xam boobu tax dara amu fi foofu lañ leen ngay jëndi dugub wala ñu la fay maye dugub ba Malika neexee nag ñooñu ñu doon may dugub nekkoon ay mbokk ñoo ñëw ñi nekk laayeen ñi gàtt seen tariixa kon ñun benn lañu di fàttali tamit nii bi ma fii ñëw damaa fekkoog sama première adjointe mu di Bint Laay Bint jërëjëf maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mais daal en dernière analyse luñ fi def baax na lu fi manqué nañ ma sas asalaamaaleykum wa rahmatulah. leneen li vraiment di sant ñëpp mais surtout sant la presse parce que ni ñu ko waxee léegi li ñuy jottali fii ñi fi nekkul di ko mën a dégg di ko mën a suivre loolu presse bi moo tax kon presse bi mu ne presse locale wala presse nationale bu mu mën a doon di leen di remercier bu baax ci lii ñu may mën a wax ak ñi fi nekkul waaye surtout ci seen professionnalisme parce que événement yu mel nii ñëpp ay daje façon bu nekk ay daje donc ñoom ak ni ñu xamee seen liggéey yenn saa yi ñooy xam li jar a wane ak li jar a wane te dafa am solo ak li jar a wane ci image ak li jar a wane ci wax ci kàddu yi loolu dañ leen ci soññi bu baax parce que fu junni ni dajee xëy na am na ci koo xamante ni dana def loo xam defut boo ko wanee rek yow yaa ko jàppale yaa ko doon wala ku ci wax loo xamante ni waxul alors boo ko jottalee yow yaa jottali loo xamante ni jël ko woon waaye junni ngi ci wetam di def loo xam lu rafet la ak lu jaar yoon yoo xamante ni yow foofu woon focalisé wu. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لنا كل ذنب كل فضل بسكين من خير الله اهدنا أمرنا صيرنا بدنا وعبدنا نشكر وكفنا له وكمل كل ما ننهو ونحصره وعبدنا كل ما نحصر لله ودمر كل أعداء ذنوبنا قبل الوصول كما الله لله ببركة سيدنا يسأل الله قلنا سيدنا يسأل الله ببركة سيدنا يسأل الله